ñeneen ñi bu lay tontu ñoom bon duñ la tontu économiquement dañuy wax ne dafa soxor parce que dañu liñ ko lu mu jógee premier ministre moo tax ba léegi dafa mer fan nga teg na le Sénégal yi sous ajustement structurel. mais ci li ñu bind ñoom ci li ñuy wax ñoom jóguma rek ne c'est Sénégal ajustement structurel. dafa am loo xam ne dañ ko wax ko Fonds monétaire international ànd ceeg ñoom. te loolu bu amee ajustement structurel lañ ko tuddee. muy lan muy benn nga ne état maanaam demande publique état dafa war a wàññi li muy jaay ses dépenses de demande publique dafa war a wàññeeku ndax lan ndax suñu budget liñ ciy jaay ëpp na liy dugg. kon dañu war a wàññi li ñuy jaay yokk li ciy dugg. est-ce que le budget est sincère même. loolu beneen wax la waaye nañu yem rek ci li ñu nangu ñoom. noonu kenn du wax ne non Abdoul Mbaye dafay wax loolu nañu yem rek ci li nga xam ne lii ñoom wax nañ ko. kon loolu di benn loolu fu mu amee rek ba noppi nga nangu itam loolu yëpp ñoo ko nangu ne croissance bi amoon li ko indi. mooy état li mu ci doon investissement yi mu doon def jaay bi mu doon jaay et cetera jënd bi mu doon jënd. nañ ko tuddee rek demande publique nee nañu loolu foog ñu wàññi ko di benn kon boo ko wàññee li nekkoon yokkati ci koom day wàññeeku nañ jàpp loolu ñu ne itam demande privée. maanaam lu dul état entreprise yeeg askan wi li ñuy jënd dafa war a wàññeeku ndax am na foo xam ne Sénégal daf ci war a génn muy li ñuy oote les paiements extérieurs courants maanaam li ñuy doxal suñu digganteeg bitim réew. kon jàpp nañu war a wàññi déficit budgétaire. war a wàññi. Déficit des paiements extérieurs loolu foo ko gis rek ajustement structurel am na ndax li mu ngi wékku ci lan ci wàññi li état di mën a jënd ak li état di war a di mën a investir benn ñaar wàññi itam li nga xam ne lii ñu ngi jógee ci poosu askan wi ñu koy jënd li ci jënd war a jógee bitim réew ci wàll bu am maanaa et cetera et cetera. war a wàññi nag li nga xam ne lii mooy li askan wi di jënd naka lañ ko mën a defee ci yokkate ay njëg. électricité hausse des prix teel a wax ne salaire du yokk xam nga fonction publique teel na ko wax ca 1er mai. exactement kenn du yokk salaire dëgg la yokk nañu salaire u privé. waaye foofu itam mbir am fa ndax boo toogee ne loolu ñoo ko wax ba tey rek man damay des rek ci li ñu wax ñu ne dëgg la état li mu mënoon du ko mënati waaye secteur privé dina ko mën waaye secteur privé bi nga xam ne bii moom nga yaakaar mu indi émergence teg nga ko électricité bu yokku yaa ngi ko maanaam coût des facteurs toujours facteur de production bu am solo. teg nga ko itam salaire bu yokk waaw ba pare ndegam yow di nga wàññi li ngay jaay li ngay jënd ci économie bi ci koom bi waaye war nga itam yokk li doon dikk ci yow ndax déficit dafa recette moins dépense nga jàpp ne ni ngay doxalee mooy yokk pression fiscale dafa leer nañu 20% en 2 ans 20% en 2 ans jëlee ko ci 16% 2018 yóbbu ko ci 20% 2020-2021 loolu itam day indi wàññeeku. ci demande privée waaw koo xam ne kii nee nga koom bi léegi ci moom lañ ko yaakaar waaye teg nañ ko. électricité bu yokk teg ko pression fiscale. ak dette intérieure buñ ko dul fay.
loolu dette intérieure bu ñu ko dul fay dëgg la loolu tam am na ndax da ngay toog bu fekkee ne yaa ngi fay bor boo lebee leb ba fees dell. Fonds monétaire international bi nga yaakaar bu ñëwee moom liggéeyam mooy li nga xam ne lii ameel nga ko bitim réew mooy jiitu. li ci des moom nga débrouiller dina la wax sax ne la bon fayal ñi nga ameel fii waaye day xam xëll ne loolu mënul ne kon. secteur privé boobu ñu teg loolu yëpp ba pare war a yaakaar moom. mu yore croissance non loolu waxu caaxaan. mais ñoom lu tax kon ñuy wax ne ñoom ils ont une croissance soutenue bu maintenir 6,3% musta am ci Sénégal pourquoi ak croissance boobu. waaye croissance boobu kan moo ko dund kan moo ko gis croissance boo xam ne man na ci li ma yaakaar xëy na sax am na wàll bu ci am. waaye croissance boo xam ne da nga ciy jël 1000 milliards lu xaw a mat 1000 milliards dugal ko ci TER ñu ne waaw dëggam loolu dépense la yokk na indi na croissance ana croissance su TER gis nga njëriñam. non TER dawagul sax. gis nga njëriñam amut croissance boo xam ne da nga ne gerte gi. jëlee naa ko ci 700 000 tonnes wala lu néew indi ko ci 1,4 million tonnes ana 1,4 million tonnes arachide gerte ana mu fan la am nga ne jógee na ci ceeb boo xam ne yóbbu nañ ko ci autosuffisance alimentaire léegi sax ñemeetuñu ko tudd moom waaye amoon na fi yóbbu nañ ko ci autosuffisance alimentaire dugub bi fa tabar fakala benn la woon waaye léegi ñaar la. ci loolu lañ ko wékk de boo leen ne anam ne non béykat yi lekk nañ ko lekk nañ ko maanaam ba pare nag génnee ci croissance boo xam ne àgg na 6% 7%. dañu war a bàyyi di waxu caaxaan te nangu ne askan wi sonn na benn seet lan mooy mën a faj loola dëgg te génn ci ay. stratégie économique mooy li nga xam ne li mooy war a indi koom ba pare jógee ci gouvernement. yoo xam ne mi ngi wékku ci xaaral ma indi bii projet dénk ko tubaab yeeg naar yi ñu liggéey ko noonu bu booba lan dara croissance bi daal bu amee. njëriñu ñeneen lay doon waaye du doon njëriñu. mais le président dit que mi ngi lay tooñ sax 31 décembre mooy ba nga waxee ne amul vision mu ne non comme mu ne est-ce que gumbawul moo tax ak gisatul sama vision léegi. mais xam na juum nag ndax vision. du gis. vision mooy gis-gis. bokkul vision. dëgg la gis-gis à long terme. voilà vision moom da nga koy wax ak booy jënd ji lunette. ñu seet sa vision waaye vision boo nekkee njiitu réew boo nekkee njiitu gouvernement loolu gis-gis la du gis. gis ak gis-gis bi nag mën nga gumba am gis-gis ndax gis-gis xel la c'est important. kon yaakaar naa ne xaw na. dafa juum xaw na juum foofu. waaw moom toujours di défend que niveau d'endettement bi ngeen di dénoncer c'est soutenable. gis nga dégg naa ñu oote fonds soxna si jiite tey Fonds monétaire international Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire toog mosoon na fi ne directeur Afrique Fonds monétaire international waaye dama leen déglu ma ne waaw mais ñii an na ñuy wax. ñu ne waaw ci endettement waruñu ko yemale ci 70% du PIB ndax mën na dem ba 100% te du wàññi dara mën na dem ba 150% te du wàññi dara mais wax nañu dëgg. waaye xam nga endettement kañ ngay jàpp ne ëpp na la doole mooy li nga jàpp yow war ko doxal mënatuloo ko war a doxal leneen jiital fay sa endettement te foofu la ñu toll tey ajustement structurel bi nga xam ne. Fonds monétaire international nangu nañu ci gunge ba ñu mën a continuer di lebaat ak di am loo xam ne gouvernement dina ci mën a liggéey as tuut mais loolu mooy ajustement structurel mooy na ngeen jiital war a fay li ngeen ameel
bitim réew muy ay dëkk muy ay banque c'est ça la priorité loolu nag bu amee yow daanu nga endettement bi métatu ndax économie bu amul dynamisme te suñu bos amagu ko koom bu amul dynamisme am na loo xam ne boo ko tegee day daal di nelaw 7% yi ñuy wax ne dinañ ci jot l'année prochaine du am yooyu waxu caaxaan la. xam nañ ko ñoom. du am du mën a du mënut a am lii nga xam ne tëral nañ ko yow boo ootee ci sa biir plan d'émergence nga ne damay wàññi les coûts des facteurs maanaam damay wàññi électricité nañ ko wax. damay wàññi njëgu électricité foog ñu wàññi les coûts des facteurs ndax émergence mën a am yaa ko wax yaa ko bind yaa ko nangu te loolu képp koo xam ne jàng nga as tuut économie bu fekkee ne jàpp nga war a gën a gaawal koom-koom foog nga jaar ci loolu. mais boo jëlee loolu teg fële indi électricité bu yokk am na lu tax nekkatuloo ci sa stratégie yaa ngi jiital leneen yaa ngi jiital lan fay bor loolooy endettement non soutenable c'est déjà non soutenable nañu bàyyi di naxaate nañu wax dëgg. ñu wax ci wàllu bonne gouvernance parce que yéen loolu moom pétrole bi déposé ngeen plainte boobu ba léegi est-ce que mën nañu expliquer processus bi ak procédure bi foo leen ci toll parce que j'ai comme l'impression que ça ne bouge pas. wax nga dëgg ça bouge pas te vraiment mais dëkk bi day dem ba mu def la ree daal. gis nga dañu oote d'abord. appel à témoin. 2016 non xaaral am na lu jiitu 2016 la bind président de la République lettre ouverte ndax xamoon naa ne li xamoon naa li na la ñëw ma ne ko attention man ak yow am na décret boo xam ne signé nañ ko décret boobu signé nañ ko ci kaw rapport boo xam ne mi ngi jógee ci ministre bi yor pétrole. ba woon Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye waaye nag rapport bi am na loo xam ne enquête naa ko ba gis ko ci kaw information bu dikk ci man xibaar bu dikk ci man li ci nekk du dëgg. c'est un faux rapport. faux rapport ma ne kon jógal nga def enquête administrative enquête judiciaire 2016 defu ci dara. ma bind début 2018 bind procureur de la République ne ko waaw dégg naa la ci télévision nga ne Khalifa Sall di nga ko topp ndax yow ku laal alelu Sénégal da nga koy topp et cetera et cetera ma ne ko lii itam am na bindoon naa ci président de la République maa ngay porter à ta connaissance di la ko xamal lii kon am na solo. nga def ci dara defu ca dara BBC jóg wax li muy wax. ñu ne ay appel à témoin. est-ce que gëmoon nga appel à témoin boobu yow. nga ne. gëmoon nga ko appel à témoin. man xamoon naa ne du dem fenn. waaye li ci amoon solo mooy li ma xamoon yépp man dem naa wax leen ko. wax nga leen ne faux rapport moo am. lépp li ma leen bàyyil ëpp na téeméeru paas dama bind sama rapport teg ko ci seeni loxo ci biir loolu. képp ku yore boobu dossier ma leen bàyyil li ngay jiital mooy faux usage de faux en document administratif du leneen balaa leneen di ñëw mu am corruption nag ak yooyu yëpp waaye lépp mi ngi door ci faux décret rapport bu faux ak rapport IGE bi aussi. waaw loolu yëpp dafa ñëw rek tegeeku waaye li wóor ba wóor mooy ndax loolu itam IGE lal na ko IGE confirmé na ne li information yi nekk ci bi c'est du faux. c'est du faux ñu toog ñu ne bi mu demee ca au niveau du parquet bi enquête bi jeexee oo nañ ma itam. waaye li ma ci gis li ma ci dégg mooy. faux ak usage de faux feeñul fenn kenn jàpp ko. kenn retenirul loolu. kenn retenirul loolu te nag dañ ko njortoon ci biir congrès de la renaissance démocratique ba loolu indi woon
ndax xam nga ñoom dañuy doxal boo xam ne comme dañu yaakaar ne ay borom xel lañu waaye dañ leen ciy jiitu seeni xalaat yëpp dañ leen ci jiitu jógoon nañu congrès renaissance démocratique ne yow Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo bi nga xam ne bii député la te ñu jàpp ne c'est un député qui représente le peuple moom askan wi moo ko tax a jóg. na ngeen taxaw yow Abdoul Mbaye ndax signé woon nga kon bokk nga ci mbir mi. ak Mamadou Lamine Diallo ndax askan wi moo koy tax a jóg en tant que député ngeen ànd déposer plainte pour faux usage de faux ak corruption ak constitution de partie civile maanaam ñun ñu taxaw ci na ngeen góorgóorlu ba li nga xam ne lii génn na Sénégal dellu si ci Sénégal 21 juillet lañ ko def ba tey ba sànq Pape Alé dégguñu ci dara suñu avocat jóg na lu ëpp ñetti weer ci gannaaw bind chambre d'accusation ndax doyen des juges li mu def tegu ko fenn dafa violer la loi dafa war a oote engagé procédure bi waaye mi ngi tëdd ci dossier bi chambre d'accusation itam naka noonu suñu avocat nag ñu ngi pousse ba tey ñu ngi seet. mais gëm nga ne mbir boobu dina mës a leer. xëy na du Sénégal lu tey waaye bés dina ñëw. mais gars yi ñu ne lu leen mere dafa foo dajee benn kii ci benn aéroport waxtaan ak ñoom ay documents est-ce que c'est vrai. di waxtaan ak kan. ñu ne dossier bi. waaw BBC. lu tax gars yi gënoon la ci solo li le information yu bari yow yaa ko wax gars yi. non loolu amul. loolu amul. waaw boo wax nga dëgg naa. voilà am na benn aéroport. boo dajeeg voilà. nañ ma wax ban bés. voilà loolu xam nga aéroport moom yomb na yaa ngi tukki. aéroport yaa ngi ak sa billet. mën nga interroger ay compagnie ak yooyu. nañ ma wax bés ba. loolu amul. loolu amul ah non loolu amul. alors dégg nañ la tamit nga wax ci wàllu CREI nga ne leen CREI kenn du ko fi jëlee. waaw mais gis nga parce que ñoom dañoo bëgg a moytu CREI wala. Pape Alé. waaw CREI mooy lan. mooy cour de répression de l'enrichissement illicite. waaw nga ne da nga ko bëgg a dindi maanaam répression de l'enrichissement illicite nga bañ. ñu xeex alal bu lewul nga bañ. peut-être forme bi lañ wax. voilà attention renversement des preuves. déet xaaral ma ñëw. kon nañu jëkk nangu ne xeex alal bu lewul bu jógee ci askan wa dem ca politicien walla fonctionnaire walla sax secteur privé loolu dañ ko war a xeex dañu war a seet naka la ñuy ñaar war nañ ko uti ji benn ki ko def yoon dal ci kawam. ñaar li mu jël dellu si ci réew mi ci réew mi waaye du ñu ànd ak CREI boo xam ne kumba am ndey ak kumba amul ndey lay doxalee. waaye loolu gis nañ ko feneen gis nañ ko ci cour d'appel ndax loolu war na indi ñu ne cour d'appel dañ koy dindi non dafa war a tegu ci yoon dox ci yoon ñu dellu si ci li ma la doon wax sànq. indépendance de la justice waaw góor waay ñaareel bi. CREI ni muy doxalee atte naa jeex na loolu itam. du yoon da nga am pour question. foog mu am recours. dëgg la première instance dogal na waaye mën naa am appel loolu di ñaar waaye ñun liñ ci teg mooy lépp loo xam ne am na ci système judiciaire bi ci yoon jëmale ko ci xeex. alal bu lewul. dañ ci war a dolli dara doyut. ça c'est important. alors laaj bu mujj bi mi ngi jëm ci wàllu éco ak CFA. gars yi ñu ne mais kenn xamul lan mooy position Abdoul Mbaye tantôt mu ne CFA bi baax na wala da gis naa nga génne ci communiqué pour repréciser sax li nga wax. gis nga li nga ma laaj am na solo ndax benn. am na loo xam ne man dama ko gëm. muy lan loolu muy Abdoul Mbaye li mu gëm mooy te loolu
maa ngi la koy wax waaye 1982 maa ngi nekk biir banque centrale bind naa note lu jëm ci loolu benn CFA tur bi mën nañ ko soppi ndax am na ñu ko bëgg ñu soppi ko te amul solo turu weccit moom amul solo nañ ko ndegem am na ñu ko bëgg soxla ko lool nañ ko soppi. ñaareel bi toll nañu foo xam ne soxlawuñu garantie France ndax garantie boobu amul gis nga li ñuy wax ni garantie illimitée muy dellu si. amul dafa amul loolu du Abdoul Mbaye moo bëgg ne nañ ko bàyyi dafa amul kon nañ ko génnee nañ ko dindi te buñ ko dindee doo amati ay représentants français ci biir conseil d'administration ci biir commission bancaire ci biir politique monétaire loolu soxlawuñu ko léegi nag mu am loo xam ne génn na ca 21 décembre Alassane Ouattara ak Emmanuel Macron xamal ko am benn communiqué bu ci topp man li ma jëkk ko wax mooy xam nga ndax yaa ngi lire nga ko li ma bind mooy le franc CFA n'est pas mort une nouvelle monnaie est en gestation maanaam CFA deewagul ñaar am na monnaie bu bees boo xam ne dina ñëw muy l'éco le franc CFA n'est pas mort dafa am lu mu tekki ndax ci biir Sénégal ak ci biir dëkk UEMOA bari na ay nit ñoo xam ne ñu ngeeg CFA alal la kon bu leen wax ne CFA jaratul dara loolu am na solo weccit xaalis monnaie buggul coow kon lépp loo xam ne ñu ngi koy dox nañ ko dox ci xalaat loolee ndax coow bi day wàññi valeur CFA kon te lu moo am tey boo ubbi woon sa kalpe CFA nga ciy gis kon CFA deewagul mu am nag loo kon nañu moytu loolu moo tax it ma ci doon oote 21 la émission bi le xibaar bi génn 22 ma def note ca note ba nag ca communiqué ba maa ngi ciy oote banque centrale ak banque yi ma ne na ngeen wax léegi ndax xam nga dafa am lu ma ci jaaxal man ci li am 21 mais accord de coopération accord boo munti gis da nga koy xalaat liggéey ci kenn du yëg nga toog signé xamle ñu daal di tas xibaar waaye fii ñaari ci gis mooy ñaari président bon président bale moom ñaari président yi concerné parce que président Côte d'Ivoire wax na ci turu UEMOA président en exercice conférence des chefs d'État que le wax ci turu France waaye nañu wax loo xam ne bind nañ ko te am na ba noppi man yaakaaroon naa ne ca booba am na bay xaar accord bi ndax li ma gën a jaaxal mooy garantie bi nga xam ne soxlawuñu ko ba ciy dellu si nee nañu bàyyi nañ ko dina am ba tey waaye day doon garantie illimitée mais garantie illimitée amul fenn benn mënut a am ça c'est le banquier qui parle c'est pas possible ñaareel bi accord bi am depuis 1973 dañu war ko soppi garantie illimitée nekku ci concours de la France maanaam coupe France budget trésor français mën na jóg bu fekkee ne ñiy doxal CFA soxla ñu devise mu lebal leen devise te nag muy leble boo xam ne balaa ñu ciy jot da ngay jëkk Sénégal day jëkk leb fonds monétaire Côte d'Ivoire jëkk leb fonds monétaire Mali jëkk leb fonds monétaire kon boo ko seetee ba seet te ci juróom-ñetti leb mooy am boobu di soog a ñëw te balaa boobu di ñëw sax am na stock or maanaam urus boobu xam ne bi banque centrale moo ko moom daf ko war a jaay balaa loolu concours boobu di ñëw concours France di ñëw am na itam li ñuy tuddee opération de ratissage maanaam fépp foo xam ne gis nañ fa ne devise am na fa banque centrale dem jëli ji ko kon xam nga boobu garantie moom amul nga tuddee ko garantie illimitée ma jaaxle ma ne mais li lan la waaye ba tey nañu xaar banque centrale am lu mu ci wax te jot na mu wax ci
ndax waxu ji. le mutisme wax jaaxaloon nañu bari. mais c'est incroyable loolu nag war a indi ñuy préciser ay position di xalaat ndax man duma activiste nag ci dëgg-dëgg. dinaa am sama position waaye itam je suis un politique dinaa xalaat li nga xam ne di mën na doon gaañ-gaañ ci alal boo xam ne mu ngi ci loxo askan wi. très bien. président maa ngi lay gërëm di la sant si ñëw bi nga ñëwoon tey jii ci biir émission bi di sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen dig daje àllarba incha allah ak beneen gan ci seen émission face à Pape Alé seen chaîne de télévision la Sen TV jërë ngeen jëf. Expert Group moo leen doon may seen émission face à Pape Alé.